jërë ngeen jëfati ak seen ànd ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës bokk na ci manifester bu kujje gi amal tey jilee rawatina ak waa Yewwi Askan Wi ñu lankal leen ko naam waaye teewul nag ña nga doon jéem a jàmmarloog takk der place de la nation jafe woon na ñu yegg fa ñoom ñooñee di manifester mu nekk nag bëccëg bu tàng ñi ngi xamle sax ni am na ci ab soxna soo xamante ni jëlee na ci ab gaañu xamaguñu nag dëgg-dëgg fu mu mujjee jamono ji waaye nag la ñu xamle ca moom rek mooy fi mu ne métti na ba ñu rawale ko kër docteur Mame Mactar Gueye la ñuy dalal tey jile mooy gan gi bu ONG Jamra maa ngi lay nuyu bu baax Mame Mactar. waaw jërëjëf soxna si dem di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq dinañ si jëlee njariñ. lépp rek jëm ci jàmm réew mi incha allah. daañu ci jëlee njariñ beneen. jërëjëf leer na nañ Ibrahima Diamé mi ngi noonu kon li ñu doon ragal daal mu mel ni am na balaa ñu jàll diwaanu Ziguinchor il faut que Mame Mactar nga dellusiwaat ci lii xew rawatina ak fi mu daanelee moom sunu ndaw li Ibrahima Diamé ñi ngi wax ni am na ab soxna su ñàkk bakkanam muy lu doy waar yow manifeste bi déjà li ma lay njëkk a laaj mooy noo ko jàngatee ndax dañoo taxaw ne dañuy manifester lankal nañu leen ko am na jàmmaarloo bu tor dox na seen digganteeg takk der yow noo jàngatee tey bi bëccëgu tey bi. waaye xam nga jërëjëf soxna Fatou Kiné xam nga mébétu manifester bi dara warul ko lu dul li ñuy gàntal seen liste pour élection législative yi waaye nag dañu war a bàyyi xel ne processus électoral dëkk boo dem ña gën a sori Sénégal ci sama démocratie fuuf États-Unis France amul benn processus électoral bu mucc ayib à 100% maanaam di tubaab di wax parfait amul waaye li ci am solo ñuy jëfee loolu chinois yi di wax naan c'est en faisant des erreurs qu'on apprend maanaam boo jógee ci processus électoral gi si ay rëq-rëq war nañu fexe buñ ci jógee ñu am lël boo xam ne partie prenante bi dañu toog ñu mën a jubbanti rëq-rëq yi ndax bu ñu fàttee pour joxe ci benn exemple rek élection 1988 yi booboo gën a métti bii fuuf parce que boobu dañu couplé woon présidentielle ak législative yi waaye bañ ci jógee rëq-rëq yu bari manifestation yu bari contestation yu bari lan la président Abdou Diouf def dafa créé lu ñuy wax le CC la commission cellulaire muy kuréel boo xam ne dafa fab société civile copte leen ci biir opposition ak seen i ñaxtu copte leen ci biir ba pare jël lépp nag teg ko ci kilifteefu un éminent magistrat constitutionnel muy Kéba Mbaye président Abdou Diouf ne leen xoolaat leen code bi càmbat leen ko boo leen paree ak loo leen mënti tënk jël naa engagement man président de la République ne duma ci soppi virgule te noonu la ko defee jur na njariñ ndax lii nga dégg tey mu di la présentation obligatoire de la pièce d'identité au moment du vote amul woon code consensuel bu 1992 moo ko indi parce que ñàkk présentation pièce d'identité dafa daan indi irrégularité yu bari dañuy gis ku ñëw jël carte électeur rek nga daan voté te carte électeur bi amul photo ma photo léegi ma woote léegi génn dajeeg sama benn dëkkandoo bu ñëw Fatou Kiné dem ma ne ko am demal nga woote yow nga woote avec la même carte nga génn jox sa umpaañ kooku woote jox nijaayam 30 personnes 40 mën a woote ci benn carte moo tax da nga daan gis bu résultat yi génne nit ñi dañ naan taf seen gémmiñ di ree dañ naan communauté rurale sàngam nombre de votants 2000 nombre d'inscrits 2000 nombre de votants 4000 muy indi scandale donc waxtaana ko réglé mais tey bu ñu doon wax ne dañuy situer les responsabilités ak faits yi am yëpp ndax jàpp nga ni ñoom ñi ngi ci seen ci logique maanaam ñoom ñi nga xamante ne dañoo rejeté seen ñaari liste muy Wallu Yewwi tey ñu sàkk woon di manifester ñu lankal leen ko teewul def nañu ko est-ce que tey bu ñu doon situer responsabilités yi lan la ñuy wax. parce que boo ko seetloo ñaari camp yëpp ku ne da nga amee laago. parce que coalition opposition bi ñoom seen liste. direction générale des élections daf leen amputé benn tànk ne leen liste titulaire bi baaxul. coalition au pouvoir itam amee nañu laago dañ leen amputé benn tànk moo ne leen seen liste suppléant baaxul comme que loolu dafa nekk une situation inédite mosul am. comme li xewoon en 92 rek buñ ci jógee ak jàmm ñun Jamra ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu woote lël ñu jubbanti rëq-rëq yooyu ndax ëllëg mu bañati am. waaye jàmmaarloo bi xeexoo bi. saagante bi gaañante bi du régler dara. te bakkan bi rot tamit mënoon naa ñàkk ci xibaar bi ñu jot. mënoon naa ñàkk ñu confirmer la mënoon naa ñàkk. mënoon naa ñàkk ndax xam nga passage à l'isoloir c'était pas obligatoire du temps de Abdou Diouf avant le code consensuel de 92 waaye c'était gênant ndax yow da ngay nekk baykat
mere parti au pouvoir bi nga ne danaa profiter ci élection yi wane suma naxar waaye nga ñëw ba ci bureau de vote bi président de bureau baa ngi nii c'est le président du comité rural mooy joxe engrais yi mooy joxe semence bi te amul isoloir da ngay mujje à contre-cœur voter pour le parti au pouvoir lan moo ko jubbanti le code consensuel de 92 qui a fait que passer à l'isoloir c'est obligatoire kon amul code bu amul rëq-rëq c'est avec l'expérience que dañu gis rëq-rëq yi léegi nag avec la pratique gis nañu rëq-rëq bu bees mosul am ba Sénégal amee indépendance ba léegi mooy ñaari liste ku ci ne amputé nañ la benn tànk parce que kenn mënul imaginer une liste de candidats députés bu amul titulaire une liste de candidats députés bu amul suppléant parce que fi mu ne liste Benno Bokk Yaakaar kenn ñaanu ko yàlla benn député élu maari day taal yi gàntal dal ko ku koy remplacer voilà comme que yi mësul am nañ ko waxtaane pour que buñ ci jógee ci jàmm mu jubbantiku ñu jubbanti ma dinañ dellusiwaat ak yow waaye dañuy dem Ziguinchor ndax foofu Ndakaaru résister foofu noonu la ñu résister ca diwaanu Ziguinchor Mame Mactar ñu ngi koy wax léegi Ziguinchor juróom-ñetti doomu aadama jëlee nañ ci ay gaañu kenn am na ca gaañu bu metti waaye boo déggee kàddu yi coordinateur bu Pastef ba foofee ñoom dañu fas yéene manifester waat ñu nangul leen ko sax amaana ñu ñàkk leen ko nangul waaye ay bis bi ñu dëgmal daal joxe nañu dig daje askan waa xam nga ndeyu charte réew mi di constitution lu leer la wax nee na marche pacifique looy ñaan dafa nekk droit dañ ko soumettre au régime de la déclaration préalable article 10 bi dal di ne chaque citoyen am nga sañ-sañ fésal sa ñaxtu sa naxar ak làmmiñ par la parole par la plume moo xam da nga koy bind wala par l'image ngay nataal waaye à condition yooyu ngay fësal mu bañ a porter atteinte à l'ordre public maanaam bu mu indi problème ci wàllu kaaraange te nee na nag dans tout ça dañ ko soumettre au régime de déclaration préalable maanaam da ngay yëgle rek waaye boo xasee ba yëgle nag ki yàlla dénk sañ-sañu mu saytu sa sàkkuteef itinéraire beeg et cetera moom moo am le dernier mot ci kaw mu nangu ko wala mu gàntal ko bu ko gàntalee nag day joxe li juriste yi di wax ay motivation ne nangam ak nangam ak nangam yàlla dogal nag gouverneur daal di indi beneen élément supplémentaire ñaari fan yi ñu génn mooy dafa fësal benn bataaxal wax ni code électoral nee na bu ñu demee ba mu des fanweeri fan pour campagne électorale bi ubbi xam nga campagne baa ñu ubbi buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm le fukki fan ci mois de juillet kon dugg nañ ci délai 30 jours yi nee na bu 30 jours yi jotee rek muy yéen taskatu xabaar yi muy formation politique yi code électoral aaya na bépp xeetu xabaar bépp xeetu activité bu niiru lu day ni tay fatal ay ni ngay propagandal benn camp kon nag ci phase boobu la ñu ni moo indi incompréhension bi alors kon moo tax ma wax ne rek lépp daal buñ ko waxtaanee rek dinañ mën a déggoo waaye bu ku nekk toogee sa ruq ne maa am dëgg autorisation ou pas danaa def que ne doo ko fi defee parce que kaarange baa ngi taxaw moo indi fitna maa ngi dégg léegi ngay wax juróom-benni doomu aadama yu am gaañ-gaañ yu metti ak kenn ku ñu wax naan mu ngi ci diggante dund ak dee ba am na ñu ne sax ñàkk na ba kenn yooyu mën na ñàkk ci xibaar bi ñu mujjee jot doguma le mois de mars bii passé ñun ak Abbé Jacques Seck benn blessé moo amoon mooy Boubacar Ba bu Bignona dañ ko amputé woon rek dëgg la 16 ans la am xale bu ñu amputé à l'âge de 16 ans lu bari dina yàq si avenir mais bakkan ratoogul woon waaye ba ñu gàllankooree bu metti mais du fi amee fukki bakkan ak ñaar te mënoon naa ñàkk waxtaan daal mooy parce que yooyu fi mu amee rek mongook dinañ la laaj bu mujj waaye balaa boobu ñu xool yi ndax tamit faaw nga lancer message lan lay war a doon ci jamono ji ñu toll ndax xam naa ni metti na coalition jàmmee gox ba fële moom ca diwaanu Kaolack dañoo seeti ji woon xalif ba di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass ngir waxtaan ak moom it ndax ku ne xam na ni liggéey ba mu def ca Soudan ba gaawee rek balaa ma lay bàyyi muy wooteeg jàmm gi noo ko jàngatee ban kàddu ngay mujjee lancé yi njort bu rafet parce que da nga tudd benn jëmm léegi bu def jàlloori bu réer ci suñu mbokk soudanais yi juróom fukki waaso yoo xam ne lu ëpp fukki at ak juróom ñu nga fay defante yoo xam ne yu jéggi dayoo la farot ci bakken kenn xamul nu mu toll moom benn jëmm boobu di Cheikh Mouhamed Ibrahima Mahi Niass jóg ñëpp naan dana sotteeg du sotti yàlla def ñu daal di déposé wér gànnaay yëpp comme que ñiy seeti nañ ko nag gëm naa ne bu jógee yëkkati kaddu sëñ Mountakha Mbacké ayada allahu
wa nasarahu wa amara fële ca Touba yëkkati kaddu. sëñ Babacar Sy Mansour yëkkati kaddu am naa yaakaar ne yàlla dana def ndox mu sedd incha allah. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mame Mactar Gueye.